universelle dont l'héritage repose sur 4 piliers fondamentaux: la paix, la tolérance, le pardon et le vivre ensemble. La paix d'abord fut le cœur de son combat. Exilé, persécuté, jamais il ne choisit la violence. Sa résistance fut spirituelle, fondée sur la foi, la dignité. Il nous enseigne que la vraie force réside dans la tranquillité de l'âme et que cultiver la paix en soi, c'est devenir un artisan de paix autour de soi. La tolérance ensuite, qu'il pratiquait au quotidien, il accueillait toutes les différences comme des richesses, dialoguait avec respect, ouvrait le cœur à l'autre sans jamais renier sa foi. Le mouridisme qu'il a fondé est un océan qui unit les rivières diverses, sous le signe de l'amour du prophète, paix et salut soit sur lui. Le pardon, quant à lui, fut le sommet de sa grandeur morale. Jamais il ne garda rancune envers ses persécuteurs, il priait pour eux. Ce pardon n'était pas faiblesse, mais libération. Il brise les chaînes de la haine et nous aide spirituellement. Ces 3 valeurs convergent naturellement vers l'idée du vivre ensemble. Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas bâti une communauté fermée, mais un modèle d'unité et de fraternité. Touba, cité du travail, de la foi, du partage, le Grand Magal en est l'expression vivante. Des millions d'âmes venues de tous horizons, unies dans une même élévation. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, plus que jamais, l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba est un rappel. Comment construire un monde sans paix intérieure et collective? Comment vivre ensemble sans tolérance active? Comment avancer sans le pardon, cette clé qui libère? Et comment rêver d'un avenir commun sans effort pour le vivre ensemble, dans nos quartiers, nos familles, nos sociétés? Cheikh Ahmadou Bamba ne nous a pas laissé un simple héritage à admirer, mais une responsabilité à incarner. À travers nos gestes, nos paroles, notre manière d'aimer, de pardonner, de servir. Qu'Allah fasse de nous des héritiers sincères de son message, qu'il nous aide à semer la paix, à pratiquer la tolérance, à pardonner de tout cœur et à bâtir une société unie. Que la paix, la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, sur Cheikh Ahmadou Bamba et sur nous tous. Amin. Baik bro, bismillah. Baik bro, bismillah. لقد ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لقد ما بان وما ليس يبين علمني قبل الخلق من كان لي بالكرم والتلخ لم ينشاتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينوني در النار الدنيا واغتسل الباغي بخير سنيا ملكني ما لم يبيو عني وقادني بقاه بالمن كرامتي كتاب من رفاني به إلى الجنان مصنفاني ما مات قدنا النفوس ولسوايا سقوا تنفيسه إلى سوانا وانتهى الموت نفوس كلها بالفوت لم تنهني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء الصوت موت الذين كبدوني بدل
من موت نفسي ما نعني جدل ترساني الموت بقاء الله أبو خاني الله أبو خاني الله أبو خاني الله والوجلاي كفاني الباقي ممات سرمدا وببقاء يسر أحمدا نفاني ولم يدرني ولا يدرني كلي عليه حولا ترسعني أمراني والممات بقى واسمي من السماء علمني بقولي إلي البيت رافع يا مريم لا في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تامن فقلت ومن نسب الأبيات كوكو موي ماغي مام كيرنا إبرا فاتي te mooy magi Serigne Massamba Mbacké Serigne Touba borom Touba Xaadimu Rasuul mooy Serigne bi julli woon ci géej gi Serigne Touba mooy Serigne bi julli woon ci géej gi de yow boromam delluwaat ca gaal ga ànd ak noonam dem fa ñu naan maa yomba te teewu koy durus di way yoneen ba jërëjëfati Xaadim Xaadim ra jërëjëfate Xaadim Rasuul jërëjëfate Xaadim Rasuul jërëjëfate jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf Baye Ibra jërëjëf. Seigneur Lucien a remercié la délégation des femmes de Mons. Il vous remercie chaleureusement de votre présence et vous souhaite la bienvenue parmi nous. Nous sommes très honorés de votre présence. Merci beaucoup pour votre présence, les femmes du daïra de Mons. Merci beaucoup. Ñu jox kàddu gi sëñ Abouna Inch'Allah. Ouais, c'est l'association de Mons qui nous a honoré de sa présence. Mesdames, nous vous remercions d'être venues. Nous sommes honorés de votre présence. Merci beaucoup d'être présente. Merci beaucoup. Nous remercions aussi le daïra Tidjane de Bruxelles avec Seigne Maodo qui est présent parmi nous. Nous te remercions chaleureusement. Merci de votre présence. Jox kàddu gi Seigne Abouna qui va nous parler aussi en français. Français ou anglais? En anglais, excusez-moi. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير خلق الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam naa maa ngi tuub bu baax nag ndax xam naa ab coono dab nañu baat bi xaw naa soppiku ndax ay émotion yu ñu dab ba garaaw baa ma taxaw si diggante bi xam naa di profité rek du bi parenthèse bu ndaw dañoo am mbokkum taalibe boo xam ni yàlla mi dara teewul dafa def bakkanam rot si ab jataay boo xam ni amoon na ko moom ak ay mbokk li ma ko mën a seedeel nag mooy taalibe la taalibe Cheikhul Khadim la donc amoon jafe-jafe ak ay mbokk yum nekkaloon ñu jamoon ko ba yàlla def si bakkanam rot si. Assalamu alaikum. S'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Soxna yi ñu ngi leen di dégg depuis foofu. Jërë ngeen jëf. maa ngi jégalu bu baax na xam naa comme dañuy jamaa rahma moo tax may sàkku ñaan si mbooloo moom mbokkum taalibe moom mi ngi tudd Baye Ibrahima Diop. yàlla dafa def bakkanam rot ni ma ko waxee bëkk dem si fajar gannaaw bu mu jàppante woon ay mbokk yu mu doon àndal ñu jamoon ko mu génn si àdduna ñoo ngi sàkku yi ñëpp ngeen ñaanal ko lii nag jataay biir dal na xel
ndax li tax mu dal xel mooy mu faatu lii am te mu doon nu taalibe kon man la ni xasida yi dina ko wallu te yaakaar naa ni sax ku ñu naan di la askaneele nii si Cheikh Ahmadul Khadim nga bokk sa xel mën naa dal si wàllu woowu kon ñoo ngi sàkku ñaan si yéen mbooloom yépp rek si barke xasida yi xam naa nag sas bu diis la am ndax ki waroon def anglais bi dafa teewut ñu sas ma ko waaye ngeen jéggal ma faute yeeg accent beeg yépp ngeen jéggal ma ko xam nga ab olof buy wax anglais moom dina xaw a sant sàmm di jaajëfal bu baaxee gannaaw yàlla ba mu nattoo ni j'étais le responsable de la commission scientifique ànd si woon nag mbokki taalibe yu bari ñoo xam ne sax yàlla def na xëy na jëmm yi ñàkk nañ koo teewlu sax ku mel ni ñoom suñu Ibrahima Anvers ak waa Moche ak ñëpp ñu ko bokkaloon. Oui, ça va. On me demande de parler en français, mais ce sera plutôt en anglais. Alors, we are gathered today to honor the legacy of our beloved religious guide, Sheikh Ahmadou Bamba, better known as Serigne Touba, who was a spiritual leader, but also a symbol of peace, dignity, and deep compassion of humanity. His teaching, life, and legacy speak to a universal message and transcend the borders, wrote in law for God, service to others, and non-violence in face of oppressions. Serigne Touba Sheikh Ahmadul Khadim message to the world has been mainly based on 4 principles. The first one is education and discipline, tolerance and forgiveness, work and worship, and respect for difference. Those 4 values emphasize these teachings. The first one is education and discipline. The Sheikh placed education at the center of the spiritual of personal development. For the Sheikh, true knowledge is not limited to reading and memorizing the Qurans of books like Hasidas, Khamkham, or Al-Ilm in Arab, but it had to transform the heart and character. Learning must be accompanied by discipline of the soul, patience, humility, and sincerity. Knowledge must lead to a moral reform. He warned scholar, without humanity is a danger. Self-discipline, c'est-à-dire tarbiyah. Tarbiyah is essential. He trained his disciplines not just through lecture, but through personal example, spiritual exercise, and services. In his Hasidah of Hasaid, he often prayed for beneficial knowledge, and as he can see in his legacy, the focus on education led to the creation of Islamic schools like Dara in his holy cities and beyond, Darus Salam, Daru Marnan, Daru Khafor, Daru Khudus, and so on. And the case Serigne Touba all over the world. The second one is tolerance and forgiveness. This chapter resumes in his resistance through non-violence to the French colonizers. Serigne Touba emerged as a leader who fought them toward moral authority, not by inciting violence, but not the French colonization administration exiled him to Gabon and to Mauritania, and later placed him under house arrest in the Saint Jolof. These years of hardship strengthened his spiritual resolve, and thousands of lines of poetry during that exile, teaching patience, faith, love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the steadfastness and adversity. The third one is work and worship. Serigne Touba strongly emphasizes the dignity of labor. He taught that working honestly and decently, whether farming, teaching, trading, or crafting, is not separate from religious practice, but a form of worship. Al-Ibadah, like spiritual virtuous act. He fought with the economy's dependency, but by promoting self-sufficiency and hard work within the community, teaching Murids to earn
their living with integrity, not through exploitation or begging. Where the wall of expression, ñak jariñu. The answer said, work econ with integrity is a light that leads to God. The last one is respect for difference. Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba preached universal respect for others, regardless of background, ethnicity, or social status. He viewed every one human being as a creating of Allah subhanahu wa ta'ala, worthy of dignity, kindness, and understanding. All took deeping rooted in Islam. Cheikh Ahmadou Bamba never imposed his faith by force. Jihad. He discovered sectarianism, hatred, and arrogance. His message was not only for Muslims, but for all the world, for humanity. He believed that peaceful coexistence, spiritual excellence are better than dominance of coercion. As he said once, I have never fought anyone because of their religion. I seek only the face of God. In conclusion, his teaching shaped Muridism into an open, non-violence, and socially cohesive movement on that integrate Muslims from all walks of life but builds bridge with other communities. In today's divide world, this principle remains profoundly relevant. His teachings are not just abstract ideas, but as practical, transformative values. Work not as burden, but as from the spiritual fulfillment. Knowledge not as pride, but as path to humanity and service. Respect not as tolerance, but as active compassion for all. These four values, continue to guide millions and they represent a vision of religion that uplifts individuals, strengthens community, and bring people close to God by serving others. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kurel. لسان شكر من بعد ذكر بخير ما
ak sa macha allah ñu jox sëñ Fallou Ciss mu wax ay Netherlands. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, beste broeders en zusters en mijn zeer dierbare gasten. En dank u allen om aanwezig te zijn op de eerste dag gewijd aan Sheikh Ahmadou Bamba hier in Brussel. We zijn hier vandaag bijeen gedreven door dezelfde adem, dezelfde inspiratie, die achtergelaten door een spirituele reus, een kompas voor de mensheid, Sheikh Ahmadou Bamba. Beter bekend en geliefd als Serigne Touba. Zijn passage op de aarde was veel meer dan een hoofdstuk in de Senegalese geschiedenis. Het was een universele uitstraling, een baken dat de vaak duistere paden van het menselijke bestaan verlichtte. In de kern van zijn boodschap, onvermoeibaar herhaald, onvermoeibaar geleefd, schitteren 4 sterren. Vrede, tolerantie, vergeving en samenleven. Deze waarden zijn voor Serigne Touba geen simpele woorden. Ze vormen de basis van zijn missie, het bloed dat zijn spirituele pad, het mouridisme, dirigeert. Touba was de architect van innerlijke en uiterlijke vrede. Geconfronteerd met tegenspoed, onrechtvaardige ballingschap en laster. Toch was zijn antwoord altijd geweldloos en onwankelbare sereniteit. Hij leert ons dat de ware kracht niet ligt in conflict, maar in de rust van een ziel die in God verankerd is. Hij zei, ik ben gekomen om mensen tot God te roepen. Alleen tot God. Deze diepe spirituele zoektocht is de basis van ware vrede. Vrede in jezelf cultiveren betekent een vredestichter in de wereld worden. Door elke gewapende opstand te weigeren, toonde hij aan dat de krachtigste weerstand die is die gebouwd is op geloof, werk en vreedzame waardigheid is. In een wereld waar verschillen te vaak muren worden, herinnert Serigne Touba ons eraan dat ze rijkdommen zijn. Zijn leven was een voortdurende dialoog. Dialoog met God, natuurlijk, maar ook dialoog met andere geloofsovertuigingen en ook andere culturen. Hij verwelkomde en luisterde en respecteerde. Het mouridisme dat hij stichtte is een oceaan waarin diverse rivieren uitmonden, verenigd door de liefde voor de profeet sallallahu alayhi wasallam en de zoektocht naar de goddelijke nabijheid. Serigne Touba leert ons dat tolerantie niet de zwakte van passieve acceptatie is, maar de kracht van erkenning en respect voor de ander in zijn anders zijn. Dus heb lief voor iedereen die naast u is omwille van God. Dit is de basis van een harmonieuze samenleving. Kunnen we ons een sprekender getuigenis voorstellen dan dat van Serigne Touba tegenover zijn vervolgers? Balling, gevangenen, bewaakt. Hij koesterde nooit haat of de wens naar wraak in zijn hart. Integendeel, hij bad voor zijn cipiers. Hij belichaamt de ultieme vergeving, die zowel degene die vergeeft als potentieel degene die vergeven wordt. Bevrijdt vergeving, wist onrecht niet uit, maar doorbreekt de infernale cyclus ervan. Serigne Touba toont ons dat de vergeving een spirituele stijging is. Een daad van bevrijding, een zuivering essentieel om vooruit te komen, individueel en collectief. De last van wrokdragen is een last die onze weg naar God en naar anderen belemmert. Deze 3 waarden, vrede, tolerantie en vergeving, komen van nature samen in het ultieme ideaal van samenleven. Serigne Touba stichtte geen gemeenschap die in zichzelf gekeerd was, maar een open, spirituele stad, Touba, die een symbool is geworden van cohesie en broederschap. Hij promote werk als een daad van aanbidding, die de nihma, of daad van welwillendheid, waardoor het een sociaal bindmiddel werd. Mensen samenbrengt in een gemeenschappelijk inspanning voor het welzijn van allen. De grote Magal, een bedevaart van miljoenen zielen uit alle windstreken, is de levende manifestatie van dit samenleven. Dat hij belichaamde,
Een immense diverse menigte verenigd in bezinning, delen in de viering van gemeenschappelijke waarden overstijgend afkomst, sociale status of etnische afkomst. Mijn broeders en zusters, de erfenis van Serigne Touba is geen herinnering die vastzit in het verleden. Het is een levend kompas voor ons heden en onze toekomst. In een wereld die wordt geschud door conflicten, verdeeldheid, intolerantie en de moeilijkheid om te vergeven, resoneert zijn boodschap met profetische kracht. Hoe kunnen we een stabiele samenleving bouwen zonder vrede, innerlijk en collectief, onze absolute prioriteit te maken? Hoe kunnen we de komst bouwen zonder tolerantie te praktiseren, zonder de waardigheid en waarde te erkennen van elk menselijk wezen, anders maar toch een broeder of zuster? Hoe kunnen we de bladzijde omslaan van historische of persoonlijke wonden, zonder de moed van vergeving, dit pad van bevrijding en verzoening? Tot slot, hoe kunnen we streven naar een betere wereld zonder dagelijks concreet te werken aan een samenleven in onze families, onze buurten, onze naties? Serigne Touba daagt ons uit. In wat? Om deze waarden te belichamen, niet alleen in onze gebeden, maar in onze meest alledaagse handelingen. De manier waarop we met anderen spreken, met anderen werken, een geschil oplossen, vreemden verwelkomen of een hand uitsteken na een affront. Dus nogmaals, beste broeders en zusters, welkom en bedankt allemaal om hier aanwezig te zijn. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Serigne Khadim, bismillah. انصرني والخلق تتبعني في البر والبحر سانف بلا درر والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر سانف بلا درر وجنبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير المكمل وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير المكمل أحمدنا المختار نور ناس مولد المساس الخناس نفع لخير المدح الأنينا وخاد للخران والفنون نبي من غادني لاب ربي وربي ما ليلاب يسر غطي يا رسول الله عليه تسليمات مغسلاي سعادتي إلى محاين ثبتت كما بساتي بي خنبتت ملكت خير الخلق خدمة سبت صدور قوم مؤمنين قد سبت ملكني دنيا وأخرى زمدوا ما يندو اختاره محمد ملك لي دنيا وأخرى زمدوا ما يندو اختاره محمد يسر جند لا يخطي أبدا وأبدا إبليس من لم يحمدا تسليم من قبل لأخرادي على الذي تسر أخرادي هدمت باطلا بخط قد خبل وفر إبليس وعن ضر كبل
أمدا أحسن الورى مجمهلي لخلد نوسنا من المكمل أمدا أحسن الورى مجمهلي لخلد نوسنا من المكمل نون يا كوكين نيك مباك باري سندر مسان كونان دار ngay jaare نون يا كوكين نيك مباك باري سندر مسان كونان مودو مباك دار ngay jaare mu jaari ndar bëgg mel ni daaro dal di koy jalax mu wey Ndakaaru ba xamamee ñaari guddi Ndakaaro ba déglu waxi jëmbër ma wax nga waaru ila zakartu zalika almabida wa zalika alamina sabota tarat ila aljaad bil armaahi nafsi walakin sabani almaayi moo tax Sëriñ Muntaxa ku lay romb naan Seex Bamba laay seet ci xarnu béef bu dee nit la faj leen gaaw mooy maami do fiile Sëriñ Muntaxa ku lay romb naan Seex Bamba laay seet ci xarnu béef bu dee nit la faj leen gaaw mooy maami do fiile ku lay romb naan Seex Bamba laay seet ci xarnu béef bu dee nit la faj leen gaaw mooy maami do fiile alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala xayri xalqillahi muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa asxaabihi at-tayyibin at-tahirin alladina ma qara'u illa saxaayif alwaxyi alxakim wa man salaka bi tariqi alhidayati ila yawmi ddin. mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli ci sangu sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di gërëm ku tedd ki abdullahi wa xadimi rasulihi Cheikh Ahmadou Bamba ci turu comité d'organisation journée Cheikh Ahmadou Bamba bu Belgique ci njiitul coordonnateur principal Serigne Khadim Marsha noo ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñépp te di leen ziar bu baax a baax a baax a baax. parce que mooy wax loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaan teewlu ngir jàll dañu bëgg ngeen arrêté interview télé bi s'il vous plaît comme ça ñu dégloo tuuti s'il vous plaît jërë ngeen jëf. noo ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñépp di tàmbalee ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy kilifa dëkk bi muy taalibi murid yi nekk fii ci Bruxelles di ku baax macha allah bokk ci njabootu sëriñ bi xam naa ñoo ngi jéggalu bu baax ndax discours espagnol bi dañ ko waroon a jàng waaye waxtu wi moo jot moo tax ñoo ngi koy jéggalu ci ñi nga xam ni doon nañ ko xaar te dégguñu ko. ki nga xam ne mooy kilifa taalibe yi nekk fii ci Bruxelles jiite daayira bi muy Serigne Ibrahima Jaxate ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ziar. di ziar bu baax mag mu baax koo xam ni jëwriñ la ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi jëwriñ la bu mag muy Sëriñ Abbas Jéey bu Anvers
di nuyu bu baax di ziar Serigne Abdou Razak ak mboolem waa daayira Mos di ziar bu baax waa Liège di ziar bu baax waa Namir ñoo ñëpp di ay dëkk yu nekk fii ci biir Belgique di ziar waa Hollande di ziar bu baax waa Luxembourg noo ngi beral nuyoo comité d'organisation journée Cheikh Ahmadou Bamba bu Espagne ak bu France mbokk yi ñu di leen wax ni ñun de suñu xel dal na lool li waral suñu xel dal mooy bu ñu waxee ni bis bi nan la tudd dañ naan lan journée Cheikh Ahmadou Bamba ku tedd kooku nag buñ ko woowelee jaglelee bis woo mbooloo mi yépp ni leen moom la ñuy defal bis njabootug boppam bàyyi ko ba pare bis bi képp tax leen a ñëw loolu suñu xel war naa dal na ngeen bàyyi xel nag bu baax li may wax dama bëgg ngeen bàyyi xel ni Sëriñ Muntaxa mi nekk Tuuba yàlla na fi yàgg te wér nga xam ne fu taalibe murit ne ci kaw suuf moom lay déglu li waral ñépp di ko déglu mooy dafa bokk ci njabootu borom Tuuba dëgg la am déet mooy bàyyi jëmm ji toog di Sëriñ Seexuna Mbàkke moom Sëriñ Abo Mbàkke moom Sëriñ Fàllu Mbàkke mu Seexul Xaddim waaye di maami jëmm ji toog di Sëriñ Jiili Mbàkke moom Cheikh Sidil Muxtaar ñu gën koo xam ci Cheikh Sëriñ Cheikh Mati Lay moom Sëriñ Baara moom Cheikhul Xaddim lu yéeme dafa am ci sunu jataay bi gis nga nun taalibe murit yi faw ñu amuk taalube ñun ak taalube rek moo nu jig ñoom sang yi bin ñëwee dañoo teg fii ay chaise sàkku ci ñoom ngir ñu toog ci ak sunu waajur wu tedd wee bokk ci waa kër Sëriñ Maam Cheikh Mbay muy Sëriñ Habib Mbay di sunu waajur di waajuru ku baax kii di Abuna ñoom biñ leen sàkkoo pour ñu toog ci kaw chaise yi te xam nañ ni ñoom dañ faa war a toog ndax ñoom la ñuy xoolee sëriñ bi ci jataay bi dañoo gàntal daal ni nañ leen bàyyi ñu toog ci suuf baat bi ma njëkk a dégg sax ñu wax ma ko mooy ñemewuñ ko dama bëgg nag ñu jàngat wax ji te moo ne nun gëm na ni ñoom dañ cee war a toog ndax toog ci kaw wàññiwut dara jàpp ne yaa nekk ci kaw rek moo wàññi dara dëgg la wala déet ñoom ñuy sunuy kilifa laatay jataay bi wax nañ ni njabootu Sëñ Tuubaa gi ku fi ñëw ñoom fii lañ leen di teg ñu toog ci kaw waaye ñu toog ne ci suuf Mbàkke wonaat ngeen nu bu baax a baax ni ab sëriñ daa war a amuk taalube moo tax mu mën a jàngale ak taalube yàlla na ngeen fa yàgg loolu te weer lii ngeen def lu rëy ci ñun la waaye mu bokk ci li ma gën a yéemaat mooy soxna si taxaw ci sunu kanam muy soxna Absa Mbàkke xam nga nit ñi dañ dul bàyyi xel yu bari fii ma toog daanaka sama yaram koñ xaw naa tuuru ndax moom mii de Sëriñ Basiiru moom Sëñ Tuubaa mooy maamam moo jur waajuram moo jur wuy juru waajuram bu góor ci wàllu yaayam itam muy sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye da ngay xool soxna yi toog boobu ba léegi maa ngi gis ventilateur bii ki ko taxaw tiim leen di leen upp sëtub Sëñ Tuubaa mooy soxna see di dem maa ngi leen di wax ni lislaam bu ñuy wax lislaam jikko moo tax ñuy wax xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy faral di juum jàpp nañ ni lislaam buñ ko dee wax mooy julli gi
ak koor gi dem Màkka ñett azaka ak shahada bi mooy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah am nañu jàpp ni loolu mooy lislaam mais loolu ñàkk xam la rek mais loolu du lislaam buñ la jàngalee diine dañ lay wax ne arkaanul islaam ponki lislaam arkaanul islaam ponki lislaam lan mooy ponk mooy tey buñ defoon fii ab baas ñun le pieds yi nga xam ni ñoo téye bâche bi juróom la ponki lislaam juróom la mooy type yi nga xam ni ñoo téye bâche bi juróom la loolooy arkaan mooy ay ponk mais lañ téye nag loolaay bâche bi tibi bâche bi ak bâche bi bokkut arkaanul islaam mooy ponki lislaam yooye nag boo ko mabbee bâche bi day daanu waaye taxut nag muy lislaam taxul muy bâche bi xam ngeen ni tibi kase téewul ab naaj faw ab bâche nekk ca kaw xam ngeen lan mooy dëggi lislaam mooy jikko bu rafet dàqala julli ñépp dàqala woor ñépp del baaganta màkke saa su ne del joxe azaka te sa jikko rafetut sa njullit matut seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni innama bu'istu li utammima makarim al axlaq daf ne man muhammad li tax yàlla yónni ma ci jaam ñi mooy lan ngir ma mottali jikko yu rafet yi nga xam ni moom la yonent yi daan indi moom mu ñëw war a tëj ak yonent mu ñëw ngir mottali ko mboolem xeeti jaamu yàlla yi jullit yi di def surtout yi nga xam ni moo gën a fës mu yi ma doon lim léegi ay julleeg ay koor ak yi ci des jubluwaay ba mooy defar jikko moo waral yooyu ñu jox ñu ko nañ ci dugg tuuti ngeen gis li may wax sun boroom dafa wax ci téereem bi mu ni kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun dafa wax ni sun boroom dafa farataal ci jullit yi pour ñu woor comme ni ma ko farataale woon ña jiitu waaye ngir lan la'allakum tattaqun ngir ngeen mën cee amee ak ragal yàlla mooy lan bu ma leen ko doon firil ci firi gu yomb dafa am lu ñuy wax rus am lu ñuy wax jomb rus nag day am koo xam ni boo ko gisee doo ko def waaye boo ko gisul nag mën nga koo def niveau rus foofu la toll waaye jomm nag day doon loo xam ni boo gisee nit doo ko def waaye boo gisut nit itam doo ko def jëmmi ragal yàlla nag bu ko nit defee jaratul kenn di ko contrôler mooy day jomba def lépp loo xam ne nii lu yàlla xaraamal la kon loolu la nit di amee ci biir koor mooy ak ragal yàlla bàyyi xel sunu borom beneen bi ci tegee mooy inna salaata lu mu ci teg tanha anil faxshaa'i wal munkar sun boroom dafa wax ni julli li muy jariñ mooy day dindi ci nit ki ay ñaawteef ak i bon bon day dindi ci nit ki ay ñaawteef ak i bon bon kon nit ki bu fekkee ni day julli te ay ñaawteefam dañut ay bon bonam dañut war ngeen a xam ni kon julleegut ndax julli loolu lay jariñ lu yàlla wax dëgg la nit ki bu dee julli tey julli nam ware des na tuuti rek lépp lu mu daan def ci lu yàlla bañ dana ko bàyyi loolu la julli di jariñ
waaye ba ci zikr bi itam noonu ala bi zikrillahi lu mu ca teg tatma'innul qulub sun borom dafa wax ni zikr boobu mooy ashhadu an la ilaha illallah tur woowu ngeen di dégg mu ne loolu tur bi dañ ci laabal ab xol kon mbokk yi maa ngi leen di wax ni yére yi baax na lool waaye du ak murit col gi di ko sol te saa su nekk yaa ngi ci ay conneries baax moom ak jub ak teey murite ci biir murit yi rek ci bokk taalibe yi bu ñu la dee gis rek ngay def waaye saa boo nëbboo nit ñi yaa ngi ci lu naqari yàlla sëñ bi kooku defu ko kenn boppam rek la koy def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni abgadu nnaasi ila llahi man kaana sawbaahu xayran min amalihi ñu ne ko loolooy lan mu ne an takunu siyaabuhu ka siyaabal anbiyaai wa amaluhu amalal jabbaarin nee na ki yàlla gën a jéppi ci nit ñi mooy ki nga xam ne ak colam moo gën ay jëfam ñu ne ko kookoy kan mu ne mooy kiy solu comme ni yonent yi di soloo waaye jëfam nag jëfi kàccoor la dama bëgg ñu bàyyi xel bu baax ku tedd ki abdullahi wa xadimi rasulihi borom bis bi Cheikh Ahmadou Bamba dafa woote képp ku bëgg a wuy ji sëñ Tuubaa gësul li sëñ Tuubaa woote ba xam ko nga dem wuy ji ko waaye mbokk yi léeg-léeg da ngay sax jaaxle léeg-léeg sax da ngay jaaxle naka la ab taalibe mën a jëfe yenn jëf yi naka la ab taalibe di mën a waxee yenn wax yi doon ab taalibe te mënuloo supporter benn taalibe maanaam kenn du baax ci sa wet foo toll yàq der rek ngay def ameel nit ñi àq foo toog nit ñi kenn du am jàmm te nga ni ab taalibe nga bëgg nga ko doon xëy na mais doorogoo ko mbokk yi bëggoon naa lool gën a xóotal waaye suñ borom dafa dogal 21 heures lañu waxoon ni ci la ñuy ñaan te 0 minute jot na 0 minute te benn minute incha allah duñ ko ci dolli benn minute rek duñ ko ci dolli fu waay toll rek na tàllal loxo yi waa kër sëñ Tuubaa yee ñaanal nu ñu yeewee ko ba déwén ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu amin nañ def ñaan